fukki fan ak ñeent weeru septembre ci atum 2021 fii ci biir réew mi daañu si dikk si bi la jotaay xibaar ak yenn ci ay réaction tolluwaay mbas mi fii ci réewum Sénégal ak ña nga xam ne ñoo di ay samba boy yu ci jéem a njuuj njaat mu mel ni it ñett ci ay doomu aadama lañu si teg loxo dañ doon jaay yenn ci ay voyageurs ak test PCR yu positif loolee nag sabab ñu daal di leen teg loxo daañ si dikk ci biir la jotaay xibaar ak Cheikh Ahmed Tidiane Seck ma ñu si defal ab reportage ñu fës kene wala sax tàggat yaram ndax li yéen kay xëy dëxëñ tey ji dañu koy lepp ñu fës kene wàcc si tali bi saytu dem beex dikk bi ñëwaat soobu ci jotaayu xibaar bi. aywa Mambay dafa mel ni trafic yeeg seegul fi mu nekk nii. trafic yeeg seegul waaye El Hadji Mouhamadou Mansour yegsi na le député du peuple ñuy si àndax moom ci waxtaan bi Birahim Diadji Touré borom café gu amul suukar gi ba léegi foofu nga toll. wala chocolat bi. sama carré chocolat. ak benn carré chocolat. benn carré chocolat accompagné c'est pas autre chose. le député du peuple moom mi ngi si céréale bi. delluwaat nga ci céréale bi mu nekk. waaw maa ngi ci céréale bi. mais waaw tellement ndekki sax moom dëkk bi jaxasoo na trop waaye. fu mu nekk nii. waaw dëkk bi jaxasoo na de waaw trop sax. bu ko jaxase bala bëri na ay kii kon da jaxasoo na ñu xool certainement ñu wàcc xool sa embouteillage. ñu ànd ak Papa Alé Cissé rek. Voici Trafic News. c'est ana foo toll. Voilà, merci beaucoup Yacine. Sur la route des hydrocarbures ñu gën ko xam ci yoonu Yaraax foofu la tey amul jafe-jafe pour ñi nga xam ne ñoo fay ko table ferraille vers l'ambulancière Kapa mu ngeen di progresser ginnaaw rond-point boobu aussi mën ngeen di wéy seen circulation vers le rond-point Espoir foofu la aussi taxu ko métti naka noonu aussi sur le tronçon ralliant ambulancière Kapa vers les deux sorties de Maris doore ko nag parc Ban jàpp service technique foofu la aussi aucune difficulté à signaler ginnaaw rond-point sortie de Maris mën ngeen fa jaaxee vers la cité des eaux précisément nag ci intersection bi foofu la aussi foo ngeen marqué une petite pause laata ngeen di wéy seen circulation ndax télé ba yoon la ay woto yu bëri ñoo fay transiter d'autres complications cette fois-ci école Mariama Niass vers l'échangeur de Hann foofu la yéex na ay woto yu bëri ñoo fay transiter surtout nag ñi nga xam ne ni ñoo fay ko sortie péage bi foofu la yéex na lool ça circule lentement Yacine Seck. C'était Trafic News. merci beaucoup Papa Alé Cissé ba si kanam Mambé Ndiaye indi. acca yenn si ay ponk dañ koy waxtaanee ànd seex ni ma leen ko waxee le député du peuple El Hadji Mouhamadou Mansour ak nag Birahim Diadji Touré door ko ak révision exceptionnelle liste électorale bi ñeel élection départementale wala municipale de 23 janvier 2022 la ñu ko dàkk yooyu la élection mais ni kon révision boobee fanweeri fan ak benn ci weeru juillet dañu koy door parce que ne ko tëj fukki fan ak ñeent ci weeru septembre njiitu réew président Macky Sall moo xaatim décret ba ñu dikk ci ànd seex Alassane Balde. mu sukkandiku ci article L39 bu code électoral bi nag président de la république daal di jël décret ngir rek indi ay coppite ngir daal di tàmbali révision exceptionnelle ñeel liste électorale yi révision bu ni mel nag ñu fas yéene ko amal samedi fanweeri fan ak benn ci weeru sulet atum 2021 jàpp talaata fukki fan ak ñeent ci weeru septembre ci ba tey ci atum 2021 ci biir réew mi yëpp ñu fas yéene samp commission ci commune bu nekk yooyu commission sax mën naa nekk bu ñu daal di samp wala bi nga xamante ni sax day daal di wër ci gox goxaat ba opération bu ni mel nag luñ ci jublu mooy fexe rek ba daal di yeesalaat li nga xamante ni boobu le fichier électoral waaye dana tax rek ñi nga xamante ni ay ndaw lañu te seen at toll ci fukki at ak juróom-ñett ci bés la nga xamante ni moom la ñuy amal élection yi ñu jàpp ko ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier ci atum 2022 waaye bépp citoyen bi nga xamante ni nag mustoon bindu ngir rek ñu mën a bokk ci yooyu la jongante lu weesu ñi nga xamante ni mooy yooyu les primo votants commission yi dana def liggéey yi nga xamante ni moom la lan def ci njëlbeen jëm nag ci wàllu révision yooyu le mbokk na ci coppite yi waaye radiation yi ak li nga xamante ni mooy changement de statut yi. révision exceptionnelle liste électorale yooyu de jëm ci élection yi moo xam départemental wala municipal mu mel ni lu am solo la ci processus électoral bu ñu sukkandikoo si njiital ONG 3D moom Moundiaye Cissé directeur exécutif ba ONG 3D mi ngi sàkku ci primo votant yi ñu dem bindu ji massivement ci liste électorale yi ñu teew lay kàddu. révision exceptionnelle liste électorale lu am solo la ci processus électoral. yi nga xamante ne toll nañ ci même ëpp nañ lu am 18 ans mais yàlla def ñu raté woon révision yi passé occasion la ci ñooñu tamit ñu mun ci dugg donc mën naa ne révision liste électorale tijji bunt bu tijji fichier électoral la pour képp ku am ak yelleef wur dugg ci nga dugg ci la lu xam ne code électoral bi maanaam loi bi moo ko prévoir ci article L39 mais décret mooy ñëw
wax niñ koy defee ak fan lañ koy defee ak biir biñ koy defee. député du peuple mu mel ni kon élection yi faw ndaw yi nag dem bindu ji ndax nag bu ñuy wax élection fii surtout jamono yi ñu toll nii ndaw yi am nañ ci part wu yaatu bu ñu war a mën a jouer. bu fekkee am na ñu jàppandal ak mën a bindu. commission yi leen di bind mat gi dafay am solo. communiquer ci fi ñuy installé wu dafay am solo. accessibilité pour mën a bindu daf ciy am solo. yooyu yëpp itam faaw ñu bàyyi ci xel toppale ko parce que ndaw ñi war a bindu dañu bëri. ñooñu itam yàgg nañu gis ci gouvernants yi bu ñu yeggee ci yenn moment yi est-ce que ndaw yëpp daañu am opportunité dem bindu ji surtout ci jamono yi élection di jege si donc nañ ko teg ci wàllu maandute ci wàllu ak jubal ci wàllu jàppandalal ndaw ñi mën a bindu ci ni mu jaadoo loolu daf ciy am solo beneen bi ci des mooy ñu fexe itam ci point yi nga xam ne jubóowuñu ci ak opposition comme société civile et gouvernement mënta jàppe société civile opposant dafa am solo ñuy tenir compte ci point de vue yi nga xam ni société civile daf koy am parce que ñoom amuñu fu ñuy féete ci wàllu politique mais fi ñuy féete mooy ñu am benn liste électorale wala fichier électoral bu dëgër bu am solo boo xam ni duñ ko mën a jalgati duñ ko mën a soppi dégg naa sànq moom du foofa na di joxe benn point bu am solo muy ñu di am fichier bu ñoŋ boo xam ni génne ñi faatu daf ci yomb lool ñiy bindu itam bu ñu bëggee bindu mën a bindu bokk ci élection yi daf ci yomb lool mais xam nga mën a ut benn carte boo xam ni mooy carte d'identité en même temps mooy carte électeur nga defaral ko nit ki ba mu sotti ba mu def ko ci poche am mais nga bindal ko ci suuf ni ko mënoo voter xam nga loolu problème la mënoo voter te mu nekk benn këyit bi nga xam ne ci nga utale nit ki carte d'identité ak carte électeur léegi nan lay defaat pour mën a voter ci même carte am boobu mu am te fekk mu ngi nekk en cours de validité loolu itam question la boo xamante ni bi nguur gi nag ni si war naa fekk ñu jubbanti ko bu yàgg wala amoon ay commission yu jiitu woon ngir mën a jubbanti loolu mais ba léegi am na ay mag yu toll ni ñun yu am seen carte électeur ñu bind leen mënoo voter ci sa carte loolu itam problème la boo xam ni société civile yàgg nañ koy souligner mais amuñ ci benn réponse ba léegi bu baax boo xam ni bu ñu poussé primo votant yi itam est-ce que majorité bi du ñu am même lu mel noonu ci seen carte électeur bi ci des mooy bu fekkee wax nañu leen primo votant ak xam ngeen Sénégal seen processus ci nga am carte électeur carte d'identité muy xaw a yeexe bu fekkee bindu nga fii ak élection yi di ñëw sa carte génnagul nan ngay voter est-ce que di nga am est-ce que récépissé dina la jàppandalal nga voter récépissé validité am ci ñetti weer lay toll est-ce que itam fii ñu tolloogum nii parce que 23 juillet ak 20 bii ñu génn ak 23 janvier 2022 mooy 6 mois net li ñuy def lépp ci diggante bi est-ce que dina am sens la ma waxoon démb ba léegi maam position boobu laay taxawee ba léegi sama xel dalagul ni élection yi dana am lu mu ci manti doon day jàppale ne 31 juillet la jàpp 14 septembre date boobee nag nee nañu wala diir boobee gàtt na lool bu ñu sukkandikoo ci ki yor élection yi ci parti démocratique sénégalais Birahim moom kookee sax mi ngi moom Cheikh Dieng mi ngi sàkku ñu bàyyi xel bu baax recommandation yu audit fichier électoral pour éviter yenn fraude yi. dafa am benn point boo xam ne maa ngi ko doon junj sànq muy lu jëm ci wàllug primo votant yi ku mel ni Ndiaga Sylla nga xamee ni xam-xam dafa màcc ci wàllug élection ak nu ñu koy doxalee ak yu ni mel daf ma alerter un peu ci li nga xam ne moom mooy système bi nga xam ne dañ ko fi teg parce que effectivement bu fekkee ni da nga bind pour am carte d'identité biométrique bu CEDEAO bi nga xamee ni au dos la ñu nuy wan ni mën ngaa voter avant ngay jot sa carte d'identité biométrique boobu mën naa yàgg maintenant ci biir dialogue bi nga xam ne toog nañ di ko waxtaanee pendant 2 ans waroon nañu mën a dugal point boobu ci li nga xam ne moom mooy seen waxtaan ba nga xamee ni le primo votant wala ñi nga xam ne dañoo bëgg a bindu bees ci fichier électoral bi mën a joxe wala produire juste benn récépissé buy wane ni ñu ngi wut carte d'identité déposé nañu pour am carte d'identité nga xamee ni quelle que soit la durée avant ñuy jot seen carte d'identité dinañu mën a dem bindu bokk ci li nga xam ne moom mooy fichier électoral bi muy ay mesures yoo xamee ni donc même ki nga xamee ni ci carte d'identité dañ cee bindoon ni ne peut pas voter am nga sañ-sañu ci commission yi nga xam ne dañ koy teg ci un peu partout ci réewum Sénégal nga dellu fa ne leen man dama bëgg bokk ci fichier électoral te loolu tamit am na processus boo xamee ni procédure plutôt boo xamee ni war dañ ko def ba nga xamee ni yow dinañ la mën a permettre nga dem voter ji pour surtout éviter yenn erreurs yi nga xamee ni am na ñoo xam ne seen carte d'identité dañ cee bind ne peut pas voter wala ne vote pas alors que ñoom mosuñoo sàkk pour loolu ñeneen ñi nga xam ne dañoo bëgg jóge par exemple Sacré-Cœur pour dem di voter ji Grand Dakar et cetera ils ont également la possibilité mais ne liggéey bi gaaw et comme docteur Cheikh Dieng ni mu ko waxee ce sera pas très facile ci diir bu gàtt bi nga xam ni moom lañ leen jox.
loolu leer na ñu àddu jëmale ci conseil constitutionnel bi ay sages am ñu ci bëri def ak taxaw seetlu jëm ci yenn saa yi dogal la ñuy jël lu ci ëpp kon nag dafay nekk li gën ci nguur gi donte sax lu ci ëpp opposition bi mooy jéem a jokkoo ak ñoom ngir nag ñu daal di trancher si yenn ci ay décision loolee mooy taxaw seetlu ba Fatoumata Diop. lan moo tax gouvernement bu Macky Sall di juwoo tout le temps ci ay communication ndaxte njiitu réew mi Macky Sall dafa sàkk woon na ngir Sénégal yi ñu daal di moytundiku déplacement yi ngir dem feete ji li di Aïdil Kabir gi mu mel ni nag yenn ci ay DG ak ci ministre yu gouvernement bi dañoo def contraire bi ndax bu ñu xoolee kaawu Covid 19 bi ni ki tey ji rek benn fan képp des ci tabaski bi am nañ lu toll ci juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay cas yu yees ci wàllu coronavirus bu ñu fàtte nag ñetti junni ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñett yi nga xamante ne lim gi am nañ ko ci week-end gi ñu génn contexte boobee taxoon kii di Macky Sall daal di sàkku ci sénégalais yi ñu daal di moytundiku déplacement yi ci biir région yi bañ a wàllante ci Covid 19 ñenn ñi dañoo yombal ñenn sénégalais yi ngir ñu dem ci région yi amal foofu fête gi mën nañ cee gis ku ci mel ni ministre bi ñu dénk kaaraange biir réew mi jënd ak njaay bi tàggat yaram naka noonu dem beeg dikk bi ba ci sax directeur bu domaine ñoom ñëpp ñu ngi ci biir ñi organiser yi les caravanes naam bu fekkee ne nag mën nañ wax ne attitude bu noble la bu fekkee ne ci temps normal la waaye jamono ji ñu toll ci ñetteelu vague bi mu mel ni caravane yooyu mën naa participer bu baax a baax ci yokku bu virus bi ci biir région yi jamono joo xamante ne capitale sénégalaise bi Covid 19 gi mu ngi ne fi yàmbalang. ñu àndax bi la yoon député Malick Gueye bu grand parti moom lu ko metti jamono ji moo di doxale ni ku jëkk politique gi ndax nee na jamono ji dañoo nag yaa fuus def ñu genn pexe ngir taxawal coalition ngir mën a jàkkaarloo li fi nekk ay kàddu la yu mu yëkkati ñu teewlu ko. parce que Benno Bokk Yaakaar def na coalition boobu te ñëpp xam nañu ñoom depuis ñaari at ñetti at Benno Bokk Yaakaar mooy coalition bi ànd ak président Macky Sall mais pourquoi ñoom à 3 mois de l'élection mënuñu wax ne ñun ak coalition bi nga xam ne opposition bi moo ànd diw ak diw ñoo ci ànd parti ak parti bi ñoo ci ànd te man xam naa ne depuis ñetti weer ñu ngi waxtaanu ñetti weer pour organiser coalition mais waxtaanu lan la man pour man coalition war nañ mën a waxtaan ci ay fan ñi bëgg a ànd ñi nga xam ne ñoo bëgg a demal seen bopp ñu demal seen bopp. mu ngoo ko doxalinu opposition bi jamono ji ngir jàkkaarloo coalition Benno Bokk Yaakaar moom le député Malick Gueye di ñaawlu le député du peuple. waaw mais Malick. moom grand parti la bokk. ban conseil bi ma koy jox. moom na nekk modèle ci message bi muy lancé moom département bi mu dëkk am na fa ay représentants yu nekk ci parti opposition ci commune bi mu dëkk am na fa ay représentants ci parti yi nekk opposition comme parti démocratique sénégalais comme parti socialiste comme yeneen mouvement yi nga xam ne dañu bokk société civile créer seen ay liste bopp am vision ci seen commune am xemmemteef bokk ci élection mbay ci sawewu tànk moom na am ouverture bu mu recevoir parti yi nga xam ni ñoo nekk ci opposition bi pour ñu sos coalition d'abord ci local yi ngir mën a nangul local bi ci loxob ki mu nekk localité bi ci loxob ki mu nekk moom bu joxee bon exemple message am dina doon message national dans ce cas dinañu mën a valider moom li mu wax ni effectivement message bu ñu applaudir la na ñu nekk ci kaw dégg message boobu ngir fexee nekk benn am benn liste mais comme xam nañu ni ñoom ñëpp ñu bokk ay liste ci collectivité locale yi du yomb non du yomb mën nañu am coalition bu dëgër te du tax ñu bokk parce que même ñu ne ci pouvoir bi muy benn bokk yaakaar bi mu wax noonu président Macky Sall teel na leen dànkaaf ni bëgguma ay liste parallèle mais xam ngeen ni liste parallèle dana am du parti yëpp yi bokk ci benn bokk yaakaar ñoo naan waaw ci ka ñuy proposer ngir mu jiite commune boobu kon moom message bi am na solo mais naka commencé ci commune am député la am na moyen am na possibilité am naka commencé ci campement Ngexox ga mu dëkk jéem a bennoo ak parti politique yi nekk ci opposition bi fekk si leen am na mu bàyyi ñooñu am na ñu bàyyi ñu joxante loxo ngir indi changement ci seen localité bu boobaa message am dina dem ci kaw mais mbay ci sa yow tànk nag wax dëgg yàlla bu fekkee bennoo woo ak ñi nekk ci opposition bi ci localité bi nga nekk ngeen bëgg a am fukki liste wala ñaar fukki liste xamuñu fu ngeen toll ci pourparler boo waxee loolu itam au niveau national bi gën a jafe day poser problème. booloo bi ci opposition bi ndax gënul woon jamono ji ñu toll nga xam ne dinañ mën a dem fekk jaaskan wi rawatina ndaw yi ñu dem bindu ji. amee lu positif mais nag dañuy fàtte ni élection yi ñu jëm. dafa am beneen configuration. dafay bii
élection suffrage universel direct la. wala ci am na ay candidature yoo xamee ni ay candidats nu ñu koy wooyee ay citoyens lañ yoo xam ne bokkuñu ci parti politique. maintenant nag député Malick Gueye grand parti la nag grand parti dafa am ku ko jiite muy El Hadj Malick Gakou yeneen i parti yi nekk ci opposition est-ce que ñoom seeni leader toog nañu pour waxtaan pour ne ni ñun ci élection locale yi dañu fas yéene ci bërëb selon lii di collectivité territoriale yi commune nangam wala département sangam ndax dañu fa nar a ànd. loolu day dépendre ci base bi fay nekk. base ba mooy tey bu fekkee dañoo jël Malicounda wala Mbour ñu ne par exemple ci opposition bi ki nga xam ne moom moo fa gën a taxaw wala ki nga xam ne moom la ñu jàpp ni moom moo fa ëpp chance pour jàll ci élection locale yi na yeneen i parti opposition yi bokk ak moom donc seen commune ànd ak moom mais loolu base bi ñoom ñoo koy décider léegi nag après seen i njiit muy njiital grand parti njiital PDS njiital beneen nu ñu koy waxee ci parti politique bu bokk ci opposition bi ñoom nag après dañu waxtaan seen biir tëral seen liste ci communes yi nekk ci Sénégal yépp département yi nekk Sénégal yëpp ne ni bërëb bu nekk comme ni ko Benno di defee comme ni ko yeneen parti politique di defee fii diw moom moo nar a nekk suñu tête de liste muy majoritaire wala proportionnel ci lu jëm ci élection locale yi ñu jëm mais loolu yëpp bu dépendre d'abord et surtout ci li nga xam ne moom mooy seen base. leneen lu soxla bi la jotaay xibaar moo di ministre Dame Diop mi ngi woon sa Louga foofee programme xëyum ndaw ñi sa la doon rek dox ngir nag lancé lu jëm ci recrutement 50 jeunes maanaam juróom fukk ci ay ndaw ci programme xëy ndaw ñooñee si jàppandalu ministère de l'environnement 450 milliards ci diiru ñetti at moom la ñu tënk ci programme boobee dana tax nag ndaw yi am xëy jàppale seenu ka njaboot ay kàddoom moom Dame Diop. dama bëggoon wax sama mbégte ci teew fii tey ci wetu sama collègue Abdou Karim Sall bi nga xam ne moo yor environnement ak développement durable pour ñu lancer symboliquement cérémonie de recrutement des premiers jeunes ci biir programme bi ñu tuddee xëy ndaw yi nga xam ni président de la République Macky Sall moo ko taxawal. ni ngeen ko xamee programme xëyu ndaw yi président de la République moo ko taxawal ci mois de mars gannaaw bu mu leen dégloo yéen ndaw ñi mu décidé. taxawal programme bu mag boo xam ni ñeenti téeméer ak juróom fukki milliards la ci def ci ñetti at yi programme boobu nag bari ay bànqaas yi ci bi ci ëpp biñ ci xalal di wax mooy recrutement massif moo ñu fi dajale tey suma naataangoo ministre de l'environnement ñu def benn recrutement symbolique pour juróom fukki ndaw yoo xam ne nii ñooy war a liggéey ci wàllu environnement. ni ma leen ko waxee ci ndorteelu bii lay jotaayu xibaar ay samba boy lañu profité fii si tolluwaay mbas mi ngir nag def seen i njombe ñett lañu mënees nañu wax ne kenn ki ingénieur informatique la ñaar ci ay commerçant benn voyageur ñoom nag ay test PCR positif lañ doon jaay ay voyageur ñu mujj leen a tekk loxo ñu ànd si Cheikh Ahmed Tidiane Seck Mansour Ndiaye ci ay leeral. njuuj njaaj di mbirum fëseer wala si ña ñuy amali test yi di jàngoro Covid-19 IRESSEF di yëgle xam ne ci musiba bi. au lieu que nit ki dem ci laboratoire bi ñu prélever ko mu def analyse bi dañuy préférer toog ci seen kër envoyer juste seen pièce d'identité benn informaticien toog fële fabriquer leen résultat boo xamante ni day niroog exactement ni résultat yu IRESSEF tant que nekkoo personnel yu IRESSEF doo mën a xam ne kii faux résultat la ñoom dañ koy jël après pour voyager ci parce que tout simplement bëgguñu def test bi. mu bari lool ay nit yañu ca bett teg loxo ca ñoom kilifay IRESSEF di métit lu la mu ñàkk nag sut ci wàllug yoon ñu jàpp ne sax ne ña koy def waroon nañu leen a teg ay daan yu takku. cas yu bari yu ñu jàpp plainte yi ñu déposé yëpp yu ci bëri amagul suite et am na ñoo xamante ni dañuy liggéey agence de voyage day jaay billet ba pare jaay li test xam nga loolu kenn musu ko gis fenn te loolu ñun teg nañ ci suñu bët maintenant li ñuy ñaan rek mooy que plainte yooyu mu am suite am suivi. moonte day la ca mën a tukkee ci musiba takku lool. kuy yéeg ci avion bi da ngay doon koo xamante ne ni def nga test bi te test bi dafa négatif am na ñoo xam ne dañuy jóge extérieur indaale faux test mais ñooñu bu ñuy ñëw mën nañ am indaale maladie bu ñu leen defalee faux test bu négatif dañuy indaale variant yi indaale tout dissiper maladie bi ci biir dëkk bi. jëfin yu ni mel ci wàllu gu ñu jàpp ne dafa sensible lool moo gën a ayib nag doomu jàngoro bu yees bi nga xam ne jamono yi mooy lëmbe fii ci réew mi. Ibrahima jamono ji nga xam ne ñoo ngi xeex mbas mi am ñoo xam ne seen doxalin du def lu dul yokk li nga xam ne moom mooy contamination. xam nga ce n'est même pas délictuel pour man ça doit être criminalisé xamul tax dama lay jox benn comparaison ak nit koo xamee ni ñaanuñu ko suñu borom dafa amee feebar bi di sida mu xam ne am na ko mu xam ne am na sida VIH mu dem di jëflante ak ay nit pour wàll leen sida exprès xam nga fan lay mujjee
kooku normalement dañ ko war a considérer comme un criminel parce que ka nga xamee ni wàll na ko mu mën cee faatu mën nañ jàpp ni kooku moom moo ko rey gis nga nag lu jëm ci Covid-19 nga xamee ni dafay rey doomu aadama dafay rey ay nit yow mu leer na ni kii par exemple dafa am coronavirus peut-être mën na asymptomatique wala mu commencer di développer quelques signes yow nga wutal ko benn kayit buy wane ni dafa négatif alors que yow tu sais pertinemment que il est positif. nit kooku ci boppam ki nga wutal kayit xam na pertinemment ni dafa positif mu dem beneen bërëb wàll ko keneen wala wàll ko ñeneen parce que gis nañu variant delta bi ni muy lawee ak ni muy wàllante dafa bëri bu doon ñaari nit ñu ne ni dina wàll lu tolloog fukki nit wala lu ko ëpp yow mi def loolu ak ki nga àndal di def loolu mais on doit même pas prendre ça pour un délit mais crime la war a doon parce que ka ngay wàlli yàlla xam mën na cee faatu alors que dañ laa jox kayit boo xam ne dañ ko trafiqué pour wane ni da ngaa négatif coronavirus loo wala feebar boo xam ni mën na wàlle mais ka ngay wàll bu faatoo finalement kan mooy responsable bi yow mi nga xam ne yow leer na ni am nga feebar bi ak ki nga xam ne moo la defal kayit bi nga xam ne day wane ni amoo feebar bi alors que xam yéen ñaar ñëpp xam ngeen ni am na lool mais kooku bu ñu la jàppee waruñu la sax di tëj ay 2 ans ak ay 1 an yu mel noonu on doit considérer ça comme un crime bu ñu ko deful. Mais ça va continuer parce que da nga dem aéroport ne ni da ngaa bëgg voyager ñu wutal la kayit boo xam ne ni day wane ni def nga ay vaccin alors que mosoo def vaccin jox la kayit boo xam ne day naan ni da nga négatif ci coronavirus alors que yaa ngi positif. Mais ça ce n'est même pas aider la lutte contre le coronavirus. El Hadj ban jàngat nga def ci Samba Boy wala képp ku nga xam ne yaa ngi jëfandikoo feebar bi ngir duunaa sa gafa. xam nga li may bañ. mooy. yuuxu benn parti bu am crédibilité ñu sukkandiku loolu pour sacrifier ñeneen gis nga njuuj njaaju coronavirus ana docteur Samba dégg ngeen ko fenn léegi et mooy ki jëkkoon a def affaire test yoo xam ni ay faux la ak yeneen ñaata moodu ñoo ñëw ñu arnaqué leen aéroport ay nit yu sol tenue wala ay nit yu sol ay gilet yuy wane ni dañuy liggéey ci biir aéroport bi arnaqué leen et nit ñooñu wala moodu yooyu est-ce que IRESSEF daf leen ëpp crédibilité ci biir askan bi est-ce que ñooñu duñu ay nit lan moo tax sénégalais bi lambda citoyen bi bu ñu ko arnaqué nax ko bu koy jooytoo benn yoon ñu bàyyi ko mu jàll bu dee benn ku am toogaay ku am ndey ku am bàjjen après li ñu la def doon lu crédible doon loo xam ne kenn du ko joxoñ ñaata moodu la ñu nax aéroport ñu ñëw ba fii indi seen i ay facture ak seen i ay këyit def ko ci internet bi mais parce que ci seen test yi la ñu dugal ab yan bu ñu yan askan wi te antaluñu ko muy nouvelle politique mondiale boo xam dañu ko mondialiser teg ko nit ñi balaa ngay dem fenn def test balaa ngay dem fenn dem vacciné wu balaa ngay dem fenn d'accord mais benn war na valable c'est-à-dire arnaque yi nekk ci biir moo tax arnaqueurs yi ñoom itam di ci lekk seen wërsëg. gis nga lii ñuy def nii muy dafa la test boo xam ne baaxul. duñ ko diaboliser de surfacturation moo gën a graaw surfacturation ci xaalis bu jëm ci askan wi ci jamono Covid moo gën a bon te dañ ko bëlëfal yéen da ngeen a am lu ñaata ngeen lañu fi wax ay nit yu war a am ay kit ci wàllu alimentaire. ci Covid 19. te jotuñu kit yooyu. jotuñu ko ñuy mettre ay pression diw ministre mbokk diw ni leen du ma ko joxe. du ma leen jox benn rapport. amul lu ma leen di wax ñu demandé ceeb bu xonq fan la jógee xamuñu ko amuñu benn leeraange ci wàll boobu. mais boo amee ay surfacturation moo gën a ñàng économiquement te moo gën a nekk crime mais benn institut IRESSEF wala institut Pasteur jàpp nañu ñaari trafiquant ñooñu après ñu bëgg leen a sacrifier parce que amuñu ndey ak baay. institut yooyu dañoo am ndey ak baay. arnaque dil moo nekk ci maladie bi comme ñoom. teg nañu ci kaw askan wi diil bu askan wi mënut a bañ. nañu bàyyi ñeneen ñu muus di leen teg diil. tegante diil la ñoom ñoo gën a teg diil nañu bàyyi askan wi di leen teg diil li dugg ci ay milliards ci maladie bi xam ngeen ni yéen askan wi antanu leen ko. liñ ñu nax diggante daaw ak ren liñ ñu teg ci ñàkk mën a dem ak ñëw ba tey fi ñu lem ñu fi rek dañu fee lem maam. dañu ñoo lem fi ñu lem démb ak tey fi nekk li ñu nekk di ko xeex ak ñun mooy nan la ñu mën a distinguer grippe. fièvre ak Covid mais yooyu joxe ci ay détails yoo xam ne yow sénégalais bi lambda mënoo ko xam mais tey da ngay gis ku tawat ba deewee këram te du dem hôpital parce que ñemewu ko
ñàkk leeraange googu am ci seen wàllu communication te nga ni deal du am. am na ñoo xam yàlla da leen a bind pour deal yow diiloo man diilu ma keneen diilul mais bu ñu diaboliser nag kenn wala ñaar yu ñu jàpp ci ay faux kii. test yoo xam ne dañu ko trafiqué alors que ci biir test yooyu Sénégal ñun ñëpp fii lañ toog wax fi Birahim la moo gën a ñàng am na ko doon voyager dem IRSF def test non dafa dem Pasteur def test positif dem IRSF def test négatif. ci benn 24 heures mais bu fekkoon woon dafa jëkkee négatif dem def test positif ñu mën ni ci diggante mën na ko daal effectivement loolu garaawul mais dafa def test positif dafa test négatif mais ban moo ci wax dëgg ngeen ni loolu du am nag. te kenn ki ñu jàpp benn informaticien ak benn commerçant bi ñu jàpp wala benn voyage ñu bëgg leen jàpp ñoom ay doom yu amul bàjjan. doy na waar nañ ko wax ñëpp dëli lañ def. ñu àddu jaajëf Mansour ñu àddu jëmale ci coronavirus gi ba tey ak dee sakkan yi ñu si nemmeeku umpul kenn nekkoon temps yi dee yi dafa bari looloo sax ñu doxantu ba sa sëgi jullit yu Yoff foofee nañu fa lim nga ñu fa daan suul ma ne sañu wax de jamono ji dafa triplé am na ñetteel bi yoon mën ñoo wax ne nag ñëpp coronavirus moo leen yóbbu waaye lu mu ci manti doon lim gi yokku na ñu ànd seex Fatla Bey Diop Mohamed Diaw. biiru ambulance yi di gën di tegloo fii ci sëkk yi nekk ci Yoff saa su ne ci suba ba ngoon rob yi nag di tegloo ci booru 17h sax duñu sax rawante lu toll ñaar fukki simili. enterrement yi dafa gën a yokk daal par rapport à la normale. li mu waay daaw la yu ñuy denc yokk loolu ba doublé wu sax ci ñaaru ay bés yi ñu weesu. yëf yi gën a yokku de 15 dafa dem na ba ay 20 22 ante par contre depuis 2 semaines yi dafa yëf yi dafa takkarnaase quoi dafa jëm maanaam ay 32 33 34 enterrements par jour. bile situation ndax Covid 19 fi moo ko indi am déet. Covid yi ñu doon décédé ci Covid yëpp dañ doon ñëw sapeur moo leen doon indi ak service d'hygiène gendarmerie topp ci yooyu dafa doon leer quoi da ngay suñu dispositif yi amoon bu njëkk sérieusement moom moo amatul. Covid bi ñu ngi koy wax 3e vague ba noppi aussi il faut pas qu'on oublie ñu ngi tamit ñu ngi ci nawet ci doon waaj a jot nii tamit feebar yi dafay bari quoi ay palu ay grippe ay ak yeneen. fii nag ci sëkk yu nekk ci Yoff autorité yu yor foofule jël ay matukaay ci ni ñuy dencee waaye dawlu yi ndax nag xamuñu ndax Covid la am déet ba tax nag lu jëm nag ci sëkk yi ko yokk bu baax pour ñëpp ngir kaaraange ñëpp. Profondeur au lieu de 50 centimètres de profondeur on va jusqu'à 70. jaajëf Fatlaye Mbaye Diop dañuy wutali sa Touba ndax Abdoulaye Diagne foofee sa Touba dex nag ndawal taalibe bi nga xam ne fukk ak juróom-ñeent salaamoon nekkoon ci daara boobee nga xam ne fa la ndaw yi doon jéem a rëccee tëb si immeuble moom mu doxee sa ñàkk bakkanam si loolee la ñuy dikkaat ànd Cheikh Abdoulaye Diagne Ousmane Diouf. bëri nañ woon ay ndongo yi nekkoon ci daara ya Serigne Mouhamadou Cissé nekk ci Touba Madiana bëggoon a fàq génn. ndongo lii di FF amoon ci lu tollook fukki at ak juróom-ñeent ñàkk ci bakkanam gannaaw bañ ko càmbaree ñu ne dafa am polytraumatisme. ñu newoon ci biir internat nag biig ci guddi fekk na maanaam boobu doo sañ daara ci bëri julli ji nañ booy yéeg ci kaw dajji fenêtre yi. jamono yooyu le mu ne xiif bëggu leen a woon a génne daara ji. la ca toppaatit dégg naa am ñu naan cox la ñuy lekk loola xel nangu woo ko nit mën a tabax ñaari daar yoo xam ne boo ko doon xool war naa mat 1 milliard. nga wëlbati da faraatu cox booy jox doo nga ñuy dund soo ñëwoon ci biir magasin bi da nga fekk ceeb fekk fi dugub fekk fi maanaam ñebbe lépp ne ci biir daara ji loolu moom xel nanguwu ko. daara joojule ñu samp ko ci ndigalu ki fi nekkoon xalifa général des Mourides Serigne Saliou Mbacké. kër gi kër Serigne Saliou la woon. jox ma juróomi téeméer dongo yoo xam ne dañ naan daw ak xiibun nee ma yóbbul ma ci kër googee ñu continuer foofa de jàngate buñ jënd kër ga. néewup ndongop Serigne Mouhamadou Cissé bile jébbal nañ ko ay waajuram gannaaw bañ ko càmbaree ñu koy ñaanal suufu bàq ya sedd ci kawam. El Hadj mu ngoog sa Touba la xewee taalibe bi doon jéem a rëcc ay moromam moom mu tax sa ñàkk bakkanam est-ce que dootul it ñu xoolaat condition nekkinu taalibe yi waaye du ñuy jàppale sëriñu daara yi. xam nga man gis naa lu ñu commenté lu bëri bëri ci daara ji. maam daara ji bi ma fay def reportage def fa sama émission Al Irshad mat na léegi ñaari at. ma dem Touba yendu suba ngoon daara ju ma xam la. Madiana daara ju ma xam la. sëñ bii nii bi ñu may boole ak moom
dama am impression ci daara ji rek ma dem fa yendu fa tourner fa sama émission xaw ma ko woon mais lu bëri li ñuy wax ci ay conditions du dëgg. amu fa ay jox non c'est pas vrai jàngale bu baax moo fa nekk am nañu ci biir espace bu ñuy defee sport mais dafa am nag benn partie boo xam ni pour délinquants yi lañ ko jagleel boo gisee dañ ko def dañ ko tabax bu dëgër def fa ay weñ yu dëgër aération amul fenêtre mais aération lañ ko def ak ay fer yu dëgër parce que moom warul di jàpp ay nit wala di jël ay nit yow père de famille bi yaay am sa doom mu am 16 ans am 18 ans nekk délinquant di 15 di tux yàmba di sàcc di jël alalu jàmbur te am na ñi ëpp ci xale yi bitim réew la ñu jógee dañu dem ba te foofu seen ay waajur yab leen ci avion indi leen yóbbu leen foofu boo ñëwee nag doo génn jatanguñu la de yeewuñu la mais ci wàllu ñaan moom baatinam dina la jox nga sangu dina la jox nga naan mu commencé la jàngal alxuraan nga commencé di soppeeku ngoon ñu ñëw contrôler leen dem leen sangu changer leen yëre def leen nii ak nii man vraiment bu ma gisee yenn commentaire damay jombi ci man koo xamante ni bii man bi may dem tàggoowuma dama ko bett mu ñëw ci daara ji yendu fa ba ngoon jot def reportage ma gis fa itam lu yéeme émission boobu ma fa def jàll na seen TV Al Irshad ma gis fa lu yéeme ci wàllu éducation ñoo xam ne dañu dëngoon di mokkal ay moyens bu mokkal lu bëri ci alxuraan changer complètement mais nag foo dajalee juróomi xale yoo xam ne dañoo dëng foog am ci ay serveurs yoo xamante ni bi faw ñu des ak yooyu ñooy manigancé yu mel nii buñ ko manigancé mais ça ne veut pas dire que dañuy buggal xale yi dañ leen métital wala dafa échec daara bu am solo la buy éduquer ku ma xam nit yàlla waa ji doon wax nii Birahim li mu bind ci ay téere tey bu ñu jëloon daara ji éliminer ko complètement moom li mu bind ci ay téere ci wàllu xam-xam mu bindal ko boppam mënul gëm ni sénégalais bu toll ci suñu génération jamono ji ñu toll am na xam-xam bu toll nii mu ngi bind tey téere yu toll nii wallahi wal azim nga xam ni taawam lépp ci xam-xam la ko passé boobu laa gëj a gis nag ba léegi jokkowaatuma ak moom téléphone gisantewaatuma ak moom mais wa ma shahidna illa bi ma alim na du ma wax lu dul li ma gis te xam ko mu may ma ci ay téere yoo xam moo ko bindal boppam ba léegi ma ciy gëstu di jàng bokk ci ñi nga xam ne tey bu xam-xam réewoon Sénégal mun nañ ko dekkalaat parce que lépp lu mu jàng daf ko mokkal ci dëndam donc yu mel noonu bu amee dañuy càmbar accident bi xool li ciy réalité mais pas di sos ay dañuy jox ay nit ñi cox ak dañuy def nangam c'est pas vrai du benn dëgg parce que man li tax ma dëgër ci li ma wax bari na kuy wax nekk sax Touba te gënoo maa xam daara jooju parce que ba ma fay dem dama ko bett dama fa am accès tàgguwuma ko te seexalu ma suukar moom pour ma koy cautionnel loo xam ne du dëgg mais day éduquer nit ñi tey way jur yi fay dem doon yóbbu seen i doom nag ñoo war a seede dëgg seen i way jur yi amoon doom yi délinquant ba tëleen ñu yóbbu leen fu ñu jubbantikoo fa ñoo war a génn seede accident bu amee nag ku tëbee 3e étage wala 2e étage nit wàcc na sax 1er étage nit fakkastalu na sax ci marsapi après génn àdduna loolu mën nañu ko xam mais nag vraiment manigance yi ak wax lu dëgg depuis événement bi xewee ak léegi man damay choqué wu ci koo xam ni xam na daara ji dem naa fa ak léegi mat na ñaari at 2019 laa fa demoon def naa avril wala mai 2019 laa fa demoon boo demee tey ci YouTube bi di nga gis man émission bi ma fa defoon boo ko recherché muy daaree Madiana boobu noonu ci foofu noonu xanaa dina tax ñu tegaat ci table ji question modernisation des daara ngir ñu gën a jàppandil nekkinu taalibe yi moom bosam moderne na moom modernisation mën nañu wax modernisation parce que effectivement boo xoolee image yi am na tabax nañ koy tout ça oui immeuble la ñu defar est-ce que état da ko jox xaalis pour mu defar immeuble boobu nga xamee ne da ci recueillir ay ndongo ma dogguma la sax gis nga chantier yi muy tabax ci biir daara ji bu jëlee maître maçon wala entrepreneur ba muy tabax da koy exiger ni ko taalibe yi nga xam ne mag lañu nekk ci biir daara ji na nga leen jël comme ay journalier bu ñu wàccee nga fay leen ñu am lu ñu def ci seen poche waaw xam nga da nga wax modernisation des daara mais dafa am une réalité au Sénégal mooy mënoo génne nitu daara wala ay éducateur ci wàllu éducation plutôt ndax xam nga dañuy wax daara boobu nekk Madiana moom man mën naa ko woowee comme ni ko Mansour waxee moo bi accident parce que am na ñu ñoo xam ne dañoo nekk ci yooyu la boobu la daara mais moom moo valable également ci yeneen bërëb man dama lay jox benn exemple bu concret boo xam ne xam naa ko tey am na nit ñoo xam ne dañoo të seeni waajur doon ay jeunes am 16 ans 17 ans 18 ans nekk ci tuxum yàmba jaay drogue wala di ko jëfandikoo di agressé ak yu ni mel
tey am na ñoo xam ne dañuy jël seen njaboot yooyu parce que sonal nañ leen société rejeté na leen parce que état deful ci yooyu les nit lenn loo xamee ne mu ngi jëm ci wàllu éducation te comme bu ñu leen bàyyee ci société bi ñu indi wala def jéeya rey nit wala agressé nit ak yeneen am ñoo xam ne dañuy jël seen njaboot yooyu yóbbu leen ci yenn bërëb yi ci mel ni boobule daara mais feneen fu ma xam mooy fu mel ni tey Sikori nga xam ne Maam Thierno bu Seyna Ousmane ma nga fa toog am na tey ñoo xam ne tey boo demoon Sikori li nga fa fekk ndaw boo xamee ni bañ ko fay indi c'était un rebut de la société koo xamee ni rey nit wala maanaam agressé nit wala nekk ci lu bon la moom la doon def tey boo ñëwoon fekk ko fa ma ngay jàng alxuraan mën dari Baqara ba Naas mokkal na ko mën na ko wàcce na kaamil ma ngay julli di jàpp di liggéey ñu koy fay ci liggéeyam ci ñaxam ba parents yi nga xam ne ñoom ñoo fa yóbbu woon tey bu ñu ko gisee dañuy am fierté parce que kañ fa yóbbu woon demewul mel woon nii mais bi ñu fa nekkee pendant 1 an gis nañu soppeeku ci moom pourtant duñ la fa dóor duñ la fa saaga duñ la fa xas mais dinañ la woon yoon bi nga xam ne moom mooy yoon bi gën lépp ci question éducation bi nga xam ne dañ leen koy jox gis nañ fii les centres de redressement lañ leen doon wooye bu Cheikh Ahmadou Kara léegi nañ coow li fa xamee ni amoon na ci wàllu woowu mais effectivement il y a des gens yoo xamee ni mais kaso sax boo leen fa yóbbee ñu rey nit ci biir kaso bi kaso laa wax kaso boo xamee ni état moo ko fa taxawal nga yóbbu leen ci kaso sañ nañoo rey nit ci biir kaso bi est-ce que da nga leen di yokkalaatal seen koo xamee ni da nga ko tëjoon à vie mu nekk ci biir kaso bi rey fa nit c'est parce que malheureusement am na ay nit ñoo xamee ni société bi sax mun leen éduquer donc il faut nécessairement mu am peut-être des brebis galeuses ñoo xamee ni ay accident la ñuy doon malheureusement mu indi benn jëya boo xamee ni yóbbaale nañ sax ñoo xamee ni peut-être seen xel moom moo màccul wala seen xel soriwul parce que ay xale la ñuy doon kay nga xamee ne am na 19 ans nekk un peu chef de gang nuñ ko mën a waxee entre guillemets di ñaan suñu borom mu xare ko àjjana waaye am na ñoo xamee ni société bi sax mun leen soppi état jéem na leen soppi mun leen soppi ndax que état jéem a soppi mooy ki ñu dugal ci kaso rëbës camp pénal tëj la at 6 ans kaso ñaata yoon la ñuy bind 6 ans kaso la fa def génn bërki dem ba tey nee nañu reyaat na nit parce que tout simplement malheureusement état mënu ko soppi am ñuy jéem ñoom tamit ci seen wàll jéem a soppi ñooñu te yenn saa yi sax ñu réussir ko parce que ñu ngi koy jaarale ci ni nga koy waxee ci baatin ñu ngi koy jaarale ci baatin di la jox nga sangu di la jox nga naan ba nga xamee ni la kaso bi mënul régler ci yow mais daara ji régler na ko ci yow wala yenn centre yi régler nañ ko ci yow te ay kilifa diine ñoom ñoo koy yore donc malheureusement c'est une réalité peut-être état bi fu mu mën a jàppee mooy jox leen ci wàllu financement ci wàllu jumtuwaay ba nga xamee ne ñoom li ñuy liggéey ci wàllu pédagogie dañ leen koy nangul également mën leen ci dooleel. mën leen ci dooleel jaajëf rendez-vous bi kon su dee sonn borom gannaaw nag mën nañu wax ne jotaay xibaar fi la ñu koy yëkkatee rendez-vous kon Birahim Diadji Touré midi. incha allah ci kàllaamay nasaraan le député du peuple. waaw man xam naa yéen tey dama lay off. tey da ngay waaw dama lay off dama am ay mbokk yu wàññeeku. d'ailleurs maa ngi ci jaaxal Birahim parce que dafa am sama benn jeune frère. boo xam ni moom sama rakk ma bokkoon ndeg baa ñu doon ànd étudiant la Bambey université Bambey. moo jiite woon étudiants yi nekk département bu Mbour. d'ailleurs université bi ñaari bus la ñuy jël ñëw assister enterrement am. dafa yoon moto di daw benn camion malien mbëkk ko après daw. donc vraiment Amadou Sène ñu ngi interpellé gouvernement bi ñu ngi interpellé force de l'ordre yi vraiment ñoom sax victime lañu ci déjà mbëkk nit ki daw parce que police bi ñu mbëkkoon Mbuur ba léegi feeñul kii ñu mbëkkoon Tëngéej booy dañ leen atte boo xam ni siiwul yu mel noonu vraiment war na dakk nit ki nekk ci diggu buntu àddunaam oto ñëw fiir ko mu dee nga daw dem kenn du la gis après deewam noonu ndax saay noonu c'est vraiment triste ak yeneen mbokk yu wàññeeku aussi ñu doon bokkal di liggéey ci pèlerinage bi aussi xam nga daal doy na waar quoi donc xam naa ni moom trésor bi dama la koy leb parce que mooy li ma la wax wàññeeku yenn saa yi dafay xaw a metti sama benn maam bu génn àdduna yooyu boo ko dajale ndeysaan dafay xaw a metti ma ba incha allah maa ngi tàggoo pour dem Daaru Salaam pour dem wax sama benn maam bu génn àdduna ki jur sama yaay donc
yàlla baax na pas facile mais yàlla baax na. yàlla baax na dem ñëpp yal na yàlla yërëm leen. allahumma amiin ñu lay jaar sa ñooñu nga xam ne ñoom ñoo génn àdduna jaajëfal leen bu baax ci teelu bi la jotaay xibaar fii la nu ka ndar keppe laata ñu ko yëkkati nag ñu wàcc si tali bi saytu dem beex dikk bi ñëwaat. Voici Trafic News. aja dem beex dikk bi ñu si àndaax Aba Diatta bu fekkee moo nekk si ligne bi Aba. waaw Mame Mbaye Pape Alé. aja Pape Alé maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax. aja foo tollu jamono ji dem beex dikk bi nu mu fa toll. voilà merci beaucoup actuellement nag maa ngi fi au niveau du rond-point Z2 fi moom tey amul jafe-jafe n'importe quel sens que vous venez mun ngeen di progresser tranquille sans aucune difficulté bu ngeen ko dépassé nag am ngeen possibilité ñi nga xam ne ñoo bëgg a progresser sur les deux voies ñaari tali vers rond-point Xayma bi foofu la aussi amul jafe-jafe bu dee nag da ngeen bëgg a tàll sur l'avenue Bourguiba vers école normale laata rek ngeen dépassé intersection bu Score Liberté foofu la fa ngeen xaare ni laata ngeen wéy seen circulation di rappeler aussi jaar nañ sànq intersection bu Castor foofu la aussi fa ngeen marqué une petite pause laata ngeen wéy seen circulation surtout nag ñi nga xam ne ni ñoo bay ko du côté Cité des Eaux jaaree ko Solida foofu la aussi xaw na yéex ça circule au ralenti di ngeen dépassé intersection bu Castor mën ngeen fa jaaxee sur l'avenue Cheikh Amadou Bamba pour ñi nga xam ne ñoo bëgg dem du côté marché HLM foofu la aussi amul jafe-jafe wala sax ngeen jël ak ñi nga xam ne ñu ngi yóbbu du côté rond-point Liberté 5 foofu la aussi ça circule tranquille pour le moment Mame Mbaye. C'était Trafic News. ay jaajëf Pape Alé ñuy jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkaloon plateau bi Yacine Seck Birahim Touré di joxe rendez-vous 12h le député du peuple daf collecte tey jii. 13h Badou nee na dafa am loolu. lañ ci àndal dafa am benn urgence rek bu muy daal di def ñu ngi leen di jaajëfal en tout cas yéen ñëpp si seen kóolute de nous avoir suivis depuis ce matin à partir de 6h30 jëm 8h30 seen bloc d'information la matinale qui revient demain inchallah mais remercier ñi ma bokkaloon plateau bi toute l'équipe technique encore une fois ak yéen ñëpp ayca wéyandi leen nag di ànd ak suñu programme day wéyandi